asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi Laayeen TV TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen jaajëfal ci topp gi macha allah kon tey ñi ngi ñëw fii seet si docteur Aboubacar Diabaté macha allah mu nekk ci groupe bi du jàppalante ñun ci wàllu santé mais groupe bi di Laayeen TV ci islam waaye groupe bi di mbokkoo ci yàlla macha allah ñu seet si woon ko tey jii nag mu bëgg ñu defal benn thème bu am solo boo xam jàpp na ne Sénégalais yu baree bari yittewoo nañ koo xam ñu wàllu jabet feebar bu Sénégalais yi ragal la waaye feebar la boo xam ne moom bu ñëwee tamit ci exposé ba pare ak question yi xañ na dana gën a leer ne feebar la naam waaye daanaka feebar la comme feebar yépp ku mu dal xañ na moom orientation yi mu ciy joxe ak faj maag yooyu doon tax daanaka mën nañoo wax ne daanaka moo ko fi yeneen feebar yi mooy yem ndax benn borom xam-xam Moussa wala boog Malick Sy da koy wax nee na ci yàlla siburu ak sida moo yem siburu ak sida moo yem ci yàlla kon xam naa seex bi incha allah bisimilah nga nuyoo nga présenté wu ñu dugg ci waxtaan bi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin. asalaamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi ñuy seetaan Laayeen TV ak it mbokk yi déglu yëpp ci àddina bi ñoo ngi am mbégte bu rëy ak contentement dal fi suñu sëriñ suñu xarit sëriñ Seydi rafetlu liggéeyam bi macha allah ci groupe bi di wax ne rek tey jii waxtaan bi nga xamante ni bëggoon nañ ko waxtaanee ak askan bi mooy feebar bi nga xamante ni dafa sonal nit ñu bëree bëri muy lu jëm ci mbirum diabète waaye balaa ñu gën a xuus dama bëggoon juste rek apporter benn précision comme ni ma koy defee ci plateau télévisé yi ñu may invité ak panel yi ñu may invité damay faral di wax souvent je ne suis pas DM mais je suis DM c'est-à-dire du ma docteur du ma médecin mais je suis délégué médical. sama xam-xam nag yaatu lool ci mbirum santé de façon générale parce que santé dafa bëri ay spécialités il y a des cancérologues des dermatologues des diabétologues des gynécologues et cetera et cetera li tax suñu xam-xam màcc ci feebar yooyu yëpp macha allah ak yeneen yu mu tuddul dañuy liggéey de façon indépendante ak benn multinationale bu nekk fépp ci àddina bi booleeg nag suñuy gëstu ak it recherche yi ñuy def ndax. damay faral di wax ne xam-xam moom dafa war a di gën a yaatu saa su ne lu mu gën a yaatu rek mooy li gën donc loolu rek la ñu bëggoon apporter ci précision di am mbégte ak contentement bu rëy ci dalal la fii ci Kër Mbaye Fall cheikh bi macha allah di am yaakaar bu wér ne incha allahu rabbi waxtaan bi ñuy am ak askan bi nit ñëpp daan ci jëlee njëriñ ndax liñ ci jublu rek. mooy nit ñi xam li leen dal lan moo koy indi maanaam comme li ñu war a waxtaanee diabète lan mooy indi diabète ak lan mooy diabète su ko defee ñu mën koo xam li ñu koy jox ñu éviter ko su ko defee daal di nag proposer askan bi solution yoo xamante ne suñ ko jëlee yàlla mën nañoo dimbali ndax yàlla ci boppam moom moo wax ne jàngoro bu ma wàcce rek wàcce naa saafara bi léegi nag yow yaa dul xam. saafara bi wala boog amoo chance dëppoo wala boog dajeek ak koo xamante ni mën na ko faj donc loolu laa ci bëggoon sànni ci nuyoo jërëjëf sëriñ bi. macha allah docteur leer li am na solo ci mu leeral ne doo docteur mais en santé nga maanaam léegi médical la macha allah tamit am na ci solo bu bëgg a fee waxtaanee feebar bi muy jabet muy feebar bu bari lool suñu dëkk bi léegi ñu bëggoon a laaj lan mooy jabet d'abord ak yan xeet la ak lan moo koy joxe ak yan signe la am bu nekkee ci yow nit ki jàpp ne man ni am naa ko wala boog yan la nit ki war a moytu yooyu lañ bëggoon nga defal na ci benn exposé nga defal na ci benn exposé boo paree incha allah xam naa du ñàkk yenn question dana ci topp incha allah kon docteur bismillah. jërëjëf xam nga cheikh bi en fait li nga xamante ni moom mooy diabète il faut nit ki xam ne du lenn lu dul. taux de glycémie bi nga xamante ni dafay ëpp ci yaram mbaa bu yées loolu diabète amul leneen ñu bëri nag soo leen waxee ne man de sama suukar bi waaw mais lan exactement lan mooy diabète
xam nga damay faral di wax ne yaramu nit dafa soxla suukar waaye nag suukar boobu warut a yées su ëppee loolu hyperglycémie mooy que ne sa taux de glycémie dafa yëg su leen dafa manqué mooy hypoglycémie ñaar yëpp gënul ndax yaramu nit tamit maanaam dafay soxla suukar su ko defee li nga xamante ni moom mooy diabète na nit ki xam ne su dee ne dafa dal nit ki mooy que ne au niveau du pancréas foofu de façon naturelle dafa am benn liquide boo xamante ni pancréas bi daf ko war a defar daf ko war a fabriquer n'est-ce pas liquide boobu mu ngi tudd insuline insuline boobu nag su dee ne pancréas bi na fonctionné na normalement su ko defee su daal di indee liquide boobu di insuline rôle lan la mooy di génne suukar bi nga xamante ni warta bokk ci yaramu nit ki moo xam ni ko suy tuur ndox wala suy dem toilette wala boog mu jël suukar bi nit ki di soxla yóbbu ko ba ci yaramu nit ki su ko defee nit kooku nag su dee ne dafa amee jafe-jafe au niveau du pancréas mais du mën a maanaam defar liquide boobu di insuline su ko defee nag nit ki dafay daal di am jafe-jafe loolu mooy diabète amul leneen amul beneen explication ba tax na diabète yi bëri na ay type c'est vrai que fii ci réew mi ak sax Afrique laay wax de façon générale li ñu fi gën a miin mooy diabète de type 1 et diabète de type 2 surtout nag diabète de type 2 bi diabète de type 1 mooy lan mooy que ne yaramu nit ki amul dara ci insuline ci liquide boobu ma tudd sànq wala su dee ne maanaam am na it daanaka li mu am doyul kon absence d'insuline wala am na mais dafa manqué loolu mooy diabète de type 1 diabète de type 2 mooy lan mooy que ne liquide boobu insuline na am na ci yaramu nit ki lu doy waaye yoon bi mu war a jaar ba yegg ci cellule ya yoon boobu la jaar loolu mooy diabète de type 2 donc mu ëpp ci nag liy faral di dal askan wi c'est vrai que am na yeneen parce que 5 façons ñoom ñoo am na li ñu tuddee diabète de type néonatal n'est-ce pas néonatal mooy xale yi nga xamante ni duñuy dem ba juddu n'est-ce pas donc 6 mois ba 12 mois mu daal leen sonal am na it diabète bi nga xamante ni mën nañu tuddee diabète gestationnel c'est-à-dire jigéen ji nga xamante ni bi mu ëmbee ci biiram fa la xale bi ci boppam ci biir bi amee li nga xamante ni moom mooy diabète yooyu ay type la yoo xamante ni yu xaw a raar la moo tax souvent ñooñu su leen dalee dafay am benn maanaam suivi rigoureux boo xamante ni waa ko docteur nañ ko faral def ñooñu mu dal ak it bi nga xamante ni mooy diabète de type insulino dépendant maanaam nit ñi nga xamante ni daanaka ñoom mënuñoo lekk te jëfandikoo ñoom seen piqûre boobu di insuline am na ñoo xamante ni benn yoon ci bis bi am na ñoo xamante ni ñaar yi am na ñoo xamante ni ñett yoon donc ça dépend ci ku ci nekk gravité diabète bi nga am mais te li ma bëggoon ñu gën ci taxaw rek mooy ñaari façon yooyu ndax su ngeen dégloo ci début explication bi li nga xamante ni moom mooy pancréas moom moo war a defar liquide boobu di insuline de façon naturelle maanaam su dee ne xooluñu ci mbirum hôpital xool suñu yaram ci boppam li nga xamante ni yàlla defal nañu ko alors léegi kon damay faral di wax souvent cheikh bi que ne man du ma faj diabète liñ indi diabète lay faj c'est-à-dire la cause principale te it gis nga mbir bu mu ci mënti doon rek tant que lu jëntuwuñu li koy indi mën naa wax ne xëy na efficacité bi mën na des lu dëgg alors ba ci yeneen feebar yi may traité mbirum feebar yi dal jigéen ñi les maladies gynécologiques yeneen feebar yi et cetera drépanocytose li nga xamante moom mooy asthme et cetera parce que yi ma tudd dafa bokk ci feebar yi nga xamante ni waa ko docteur moom lañ tuddee les maladies chroniques nga xamante ni ñoom bu ñu def carrément que ni amuñu ci maanaam solution pour mun ko faj mais lu ñu lay accompagner donc di la defal traitement donc voilà di la def vraiment un régime alimentaire ñun nag bépp traitement bu ñuy def ci feebar yi ma tudd balaa ñu lay traité lu ñu lay wax li ko indi li la dal ni lan moo ko indi lan nga war a éviter d'abord pour que ensuite maintenant ñu daal lay proposer un traitement loolu mooy tax yàlla di ñu sutural quand même ñu ci am ay résultats yu am solo ba sax di am
maanaam ay témoignages ay nit ñoo xamante ni jot nañu jëflante ak ñoom ba yàlla defal leen ci tawfeex donc ci tënk nit ki nga xamante ni bëgg na mucc ci diabète dafa war a góorgóorlu ba yaramam li mu soxla muy loolu ñuy tuddee pancréas bi cellules yooyu fa nekk mën a développer su ko defee pancréas bi mën a defar liquide boobu di insuline kon question bi dafay nekk rek naka la ñu war def kon ba renforcer suñu cellule am na benn soxna su baax ñu koy wax professeur Maimouna Ndour Mbaye moom mooy kilifa centre bi nga xamante ni moom mooy traité mbirum diabète te nekk hôpital Abass Ndao soxna su dafa am lu am solo lu mu wax parce que dañ ne en 2015 li may wax nag mbokk yi mu neex mën na ko gëstu ndax it santé du ay caaxaan bu tëb di ci wax waaye yow mi ñuy waxal amal fulla ak fayda gëstu li waa di wax ni mooy lan ak fan nga ko teg professeur Maimouna Ndour Mbaye ñu koy nuyu de passage ak tout le corps médical et paramédical di leen encourager di leen féliciter ci liggéey bu am solo bi ñuy def ci askan bi mais surtout jamonoy mbas bi macha allah donc ñu ci encourage ñëpp dafa wax ne ci page am en 2015 ginnaaw bi nga xamante ministre de la santé def na benn étude bu jëm ci mbirum nit ñi amee diabète fii ci Sénégal ñu recensé que ne y a 500 000 personnes diabétiques 500 000 personnes diabétiques en 2015 alors mu yokk ci ne te diabète nekk na feebar boo xamante ni comme mënuñu koo faj te chaque année dafay yokk muy ñaan askan bi kon li koy joxe nañ ko moytu en réalité li koy joxe mu wax ne mooy taux de cholestérol bu élevé bu yëg wala obésité ñuy faral di am yaram wala lekk yi nga xamante ni nekkul lekk yi gën loolu la professeur bi wax ne nañ koy éviter te su ngeen xoolee professeurs yi en fait ñoom ñooy kilifa médecin yi ñu leen di nuyu bu baax a baax donc bi mu waxee loolu nag dafa gën a dëggal man sama thèse ak it maanaam ni may traité diabète ndax yàlla dogal na yooyu mu wax ne nañ koy moytu bokk na ci produit yi nga xamante ni moom laay utiliser pour traiter diabète donc yooyu moom lay njëkk a lijjanti donc muy taux de cholestérol élevé muy obésité ak it mauvaise alimentation parce que effectivement lekk yi ñu lekk doyul donc ma taxaw foofu rek ba ci kanam soo maatee yeneen question incha allah. incha allah gàtt na mais nag am na solo parce que leeral nga li nga xamante ni mooy jëmmi feebar bi ak ñu muy dalee nit ak yenn façon moo am mais da nga am baat boo dañ ciy insisté lu am solo mooy ñu bari wala boog sunu docteur yi wala boog yenn docteur yi dañuy wax ne diabète kenn mënu koo faj mais dafa mel ni suñu biir yi wax ne nee nga am nga ay témoignage yi wane ne yow am nga ay malade yoo xam ne yow dem nga ba traité leen benn wér loolu moom nan lay demee. jërëjëf Cheikh bi en fait laaj boobu am na solo damay faral di wax ne maanaam waxuma kenn que ne dinaa faj diabète ba mu wér parce que tubaab bi mu utiliser verbe soigner utiliser verbe guérir dafa indi itam verbe traiter donc dama wax ne damay traiter diabète en 3 mois mosoon naa ko wax ci benn plateau télévisé bi ñu fa génnee coow li bëri lool waaye nag ñooñu di doon wax xamuñu ne suñ toogoon dinaa leen expliquer fan laa ko teg naa leen wan tamit parce que yëfi du ay wax rek mais da ngay wan nit ki waaw ni la nit ki nag di wan su la doy alhamdulilah su la doy nga xam ne te nii voilà ku ci nekk dem ak sa yoon dëgg alors dama wax ne yow mii di ma seetaan su dee ne da nga amee diabète quel que soit type de diabète bi nga am su ma la suivre defal la un traitement ci 3 mois di nga am résultat boo xamante ni mosoo ko woon am pendant des années kooku c'est garanti. Pourquoi? Parce que comme ni ma ko expliqué sànq suñu toogee man balaa may traité kenn li may njëkk a wax mooy demal nga seet sa médecin traitant parce que du ma traité kenn naan la arrêter say médicaments wala arrêter say rendez-vous yi ngay am non au contraire parce que man sama liggéey sa médecin ci boppam mooy gën a dëggal sax sama liggéey ba tax na avant ma lay traité dama naan la xool sa médecin mu xool la sa taux de sucre nga xool suukar bi ñu bind date bi tey teg tàmbali traitement bi suñ commencé suñ demee ba 3 mois di nga ci am résultat bu la yéem ça c'est garanti. Pourquoi? Parce que en fait
loolu ma tudd sànq te nga xamante ni moom mooy cellule te gën a ndaw ci nit parce que damay fàttali mbooloo yi mbokk yi ne leen jëmmi nit li nga xamante moom la ñuy gis pratiquement c'est 1% de l'essentiel maanaam liy wax ak nit ki nii di dem ak ñëw c'est la matière, c'est 1%. Ce qui est plus important mooy li ñu dul gis, ce qui est derrière li ñu dul gis li nëbbu loolu mooy 99%. moo tax ñu fay wax ne souvent nit ki énergie moo ko composé. La preuve sa ñaari loxo yi soo koy frotter su yàggee dina am benn chaleur buy dégager. loolu li muy tekk rek mooy que ne on est 99% énergie. alors ba tax na nit ki nga xamante ni ñoo ngi jëflante suñu commencé def le traitement li nga xamante ni moom moo nëbbu loolu ci lay jublu du ma yem ci matière bi nii su ko defee li nëbbu mooy lan mooy les organes après organes yi li ñu tuddee tissus daal di ñëw après les tissus li nga xamante ni mooy cellule daal di ñëw maintenant ci biir cellule foofu la noyau nekk ci biir noyau foofu la ADN nekk ba tax na cellule boobu nga xamante ni moo ëpp solo ci nit ki suñ ko joxee li mu soxla nit kooku mënut a feebar Cheikh bi képp koo xamante ni say cellule ni mu war a fonctionner jox nga maanaam li mu soxla mënoo tëdd feebar ba ci coronavirus bi ñu coow ni damay faral man di gën a insister ci li nga xamante ni moom mooy en fait les mesures barrières te waa kër docteur di ko faral di joxe. waaw loolu xam naa question boobu doon ci mais dama bëggoon a ñëw benn question bu ma la laaj rek ci li nga doon junj léegi. kon mel na ne yow sax faj. du ñëw rek jox nit ay médicaments wala yooyu mais ay orientation loo koy jox la ci dundam. moo xam ci li muy lekk. wala ci lu mu wala comporté wala ci warul nangam. ba tax feebar bañ mais népp na yow da ngay ñëw rek day ñëw nga seet ko wala ba mu indi la ay bi nga xam ne médecin moo ko wane ne dafa feebar ti nangam la yor. feebaram nangam la yor nga faj ko. mais yow daal sa feebar ay conseil lay doon. ak ay orientation wala. fekkee dégg naa li nga bëgg a wax ñaar yëpp lay def. macha allah c'est-à-dire soo ñëwee balaa ñu jëflante. dama lay déglu. laaj nga déjà ndax xam gis nga sa médecin traitant. par rapport feebar bi nga am. su ko defee daal di lay jox nag ay digal. gën la leeral sa médecin lan moo tax mu wax la li muy benn. wax la itam lan moo tax nga amee feebar bi. ba noppi am yu ma la tere parce que par exemple koo xamante ni dafa amee arthrose su dee ne kooku dafay faral di yëkkati lu diis ku mel ni par exemple ñi amee nerf sciatique et cetera ñooñu war ñu yëkkati lu diis par exemple koo xamante ni dafa amee asthme kooku ginnaaw su ma ko dégloo ba noppi leeral ko lan mooy asthme ba noppi dinaa ko digal muy bañ a di tëju foo xamante ni c'est fermé hermétiquement kooku dafay soxla oxygène warul di met ba mu ëpp et cetera wala aussi di mbég ba mu ëpp. vous avez compris donc orientation yooyu moom laay joxe. mais en même temps daal di indi ay recommandations léegi nag suñ duggee ci mbirum paj bi. waaw li nga xamante moom laa lay faj itam. dama la koy wan nga teg ci sa bët. xam ne man kat su ma commencé traitement ak Diabaté dama ci am résultat parce que lii ak lii ak lii ak lii moom laa ci am. te li ëpp solo mooy suñu renforcer suñu cellule comme li ma la expliqué sànq pancréas bi dina am li mu soxla parce que cellules yi nekk ci pancréas bi su leen ñoo faible mbaa ñu dem ba dee loolu mooy tax ba nit ki maanaam pancréas bi du amati njëriñ wala boog du amati possibilité pour daal di mën a defar liquide boobu di insuline su ko defee après dafay indi complication loolu waral Cheikh bi foofu laay daanale pour répondre à ces questions nit ñu bëri su ngeen seetloo ku ci amee diabète quelque temps après dina jàmbat beneen feebar soit bët yi di metti soit tànk yi di metti et cetera et cetera lan moo waral loolu en réalité cellules yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci pancréas bi te war ko dimbali ba muy liggéey liquide boobu di insuline su dee ne ñoo dee wala ñëw ni ñu war a doxee dëgg mu des mais cellules yi nekk foofa du ñoo am fulla ñoom du ñuy daal di wuti ndimbal du ñuy daal di wuti renfort fan lañ koy wutee du ñu génn ci yaramu nit ki déedéet ci biir rek lañ ko mën a wutee cher waaw léegi nag suñ koy wut nu ñuy def du ñuy daal di wut renfort feneen suñu xëcc ci mbirum tànk yi di wut renfort ci tànk yi fi ñu nekk wala articulation de façon générale articulation mooy fépp foo xamante ni rek ay ñaari yax mu fay dajale genou bi articulation la cheville bi articulation la conc bi articulation takkaay jara yi waaye léegi nag su dee ne
dafay faral di xëcc yooyu ma tudd mais su yàggee nit ki day amee problème arthrose su dee ne dafay faral di xëcc ci cellules yi nekk ci bët yi mais su yàggee nit ki amee problème cécité di bët yi di commencé lëndëm et cetera su dee dafay xëcc ci mbirum rein yi mais su yàggee nit ki amee problème insuffisance rénale et cetera donc moo tax léeg-léeg nit ki dina amee diabète beneen feebar déclenché mu dem ñu koy traité feebar boobu alors que c'est pas ça li indi déjà loolu moom la ñu war a traité muy diabète bi ci bopp te li indi diabète du leen lu cellules yi nekk ci pancréas moom la ñu war a renforcer moo tax traitement yooyu laa ci def yàlla naka li ñu ci sutura te lii moo ko aussi du ay wax comme ça du 1 plus 1 égale 50 c'est 1 plus 1 égale 2 maanaam tey jii koo xamante ne amee na diabète su ñëwee ba toog balaa ñuy jublu ci quoi que ce soit dama koy wan lii moo wax ne fan laa ko teg nit ñi doxatuñu kenn mootu ndax kenn du dëgg su ko defee donc loolu rek laa ci bëggoon indi sa laaj bu am solo bi di wax ne nit ñi pour ñu wér lu yomb la xamal sa yaram li mu soxla nga jox ko waaye nag nga daal di moytu li nga xamante ni moom moo lay lor ndax damay faral di wax souvent que ne nit comme machine oto du jékki-jékki rek panne oto dina la signaler soit sa carburant doyul wala par exemple nga war a vidange des fois et cetera léegi nag noonu mu lay signaler soit yow joxoo ko li mu soxla wala boog dégluwoo ko su ko defee après mooy indi complication nit noonu la mel c'est la même chose beneen bi aussi exemple may joxe mooy que ne auto essence soo ci defee gasoil du dem cher bi comme auto essence soo ci defee gasoil même chose te dafa am li ñuy tuddee les herbivores et les carnivores herbivore mooy mala yi nga xamante ni ñax rek la ñuy dundee lu mel ni fas bëy xar et cetera ñooñu ñax rek la ñuy dundee am ñuy tuddee les carnivores nga xamante ni mooy mala yi nga xamante ni ndawal la ñuy dundee gaynde xàcc et cetera ñooñu ndaw rek la ñuy dundee waaw cheikh bi àddina ba tey ji kenn mësul dégg xàcc buy jëfandikoo ñax wala boog xaar buy jëfandikoo ndawal li ma bëgg a foog mooy que ne yàlla dañoo tëgg bind ñoo organisé wu ku ci nekk am nga loo war a jëfandikoo waaye léegi nag ñun nit lan lañ war a jëfandikoo li ñu war a jëfandikoo mooy loo xamante ne suñ ko jëfandikoo mu am njëriñ ci suñuy cellule bokk na ci traitement yooyu nga xamante ni moom lay def te muy renforcer les cellules mais tamit bokk na ci li nga xamante moom mooy fruits et légumes cheikh bi yàlla bindee Adama ak Awa mosoo dégg fenn ñu ne charcuterie d'Adam jardin d'Adam rek ngay dégg jardin lan moo fa am du ay ndawal ak yooyu déedéet jardin lu ñuy bay moo fa nekk kon li ëpp solo ci nit ki war a jëfandikoo mooy fruits ak légumes malheureusement lu ñu jëfandikoo assez des fruits et légumes te même su koy jëfandikoo li ci ëpp pour ne pas kii li ci ëpp day am engrais chimique du dëgg donc foofu rek laa bëggoon daal les choses bi soo ma di beneen question incha allah xam naa beneen question wala commentaire day ñuy wax ne feebaru diabète bokk na ci ay mbiram mooy day làqu ci ginnaaw beneen feebaru diabète maanaam day làqutu ci yeneen wala boog buy ñëw day indaale yeneen mooy li ngay expliqué léegi wane ne su la dalee xëcc yi wuti gi muy wuti feneen leneen mooy war a mu indilaale beneen feebar effectivement léegi yow maanaam ñi ngay faj ñaar laa lay laaj foofu benn bi mooy ñi ngay defal traitement ndax ay comprimé nga leen di jox wala dafa am yeneen façon garab ay bio la nga leen di jox mooy beneen première question yi deuxième question yi mooy dañoo gis ne dafa mel ne yow da ngaa gën a jiital waxtaan ak nit ki dafa ko orientation maanaam lan moo waral loolu maanaam lan moo waral nga tànn méthode boobu jërëjëf xam nga cheikh bi damay faral di wax ne mbirum santé li ci jiitu mooy nit ki su ñëwee rek balaa ngay jëflanteeg moom balaa nga koy jox lenn war nga fexe dalal xelam d'abord dalal xel gi na nit ki xam ne faj nga ko déjà 50% ndax lu am solo la loolu moo tax ñu jiital méthode boobu waxtaan nekk ki dalal xelam indi ko ba nga xam ne laata ñu koy jox dara sax moom déjà day am confiance dalay ñeme loolu benn la ñaareel ba mooy wax nga sànq lu am solo xam nga diabète souvent diabète ak tension ñaar yi dafa nekk deux maladies compatibles maanaam ñoo ànd moo tax ku amee diabète su deful attention tension mën na ci topp ku amee tension aussi su deful nag diabète mën na ci ànd waxuma nag parce que wax day leer te ci télé laay waxee waxuma nag ne ku am lii rek am nga lee déedéet waaye lenn lay woo morom bi voilà lenn mën na woo morom bi te it diabète tamit maanaam mën nañ ko wàlle 50%
maanaam su dee ne da nga am kenn ci say waajur ku ko mus a am yow mun nga am 50% xëy na de marchand pour am ko néew ma rek nag na nit ñi daal seen xel néew ma rek ku am mbokk yu amee jabe da ngay am jabe déedéet parce que gis nañ sax famille yoo xamante ni papa ji wala yaay ji kenn da ci am njaboot gi ñenn ñi am ci ñenn ñi duñu am wala sax ñëpp am ba mu des kenn loolu ay cas la parce que dem rek am na benn nit ku ma ci doon waxtaan dëgg mais su dee ne loolu tamit am na mën na nekk 50% lu ñuy traité la ginnaaw bi ñu waxtaanee nit ki te it nit ki su nekkee ci région yi su nekkee ci bitim réew donc am nañ possibilité pour traiter ko à distance n'est-ce pas nga xamante du jar sax muy déplacé ndax man li ma gëm mooy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi te nit ki sa xam-xam ba sa am mu bëri bu néew ci nga mën a jaamu yàlla maintenant ñëw nga ci question bu am solo muy maanaam par rapport ak feebar bi nga xamante ni moom mooy mbirum jabet su dee ne nit ki daf ko dal sa question lante la waaw maanaam masalan tey ci ban xeetu fekk ngay faj d'accord voilà très bien alors xam nga da nga wax lu am solo ci ban xeet parce que damay faral di wax souvent cheikh bi que ne il n'existe pas une médecine il existe des médecines maanaam amul benn xeetu médecine ne moo am déedéet ay médecine ñoo am ay xeetu faj moo am moo tax man ci gëstu yi may gëstu ñëpp laay déglu waa ko docteur dama leen déglu bu baax waa ñi nga xamante ni également ku mel ni professeur Samba Ndiaye dama koy déglu bu baax a baax macha allah parce que yàlla mooy may yàlla nag li mu may nit ñi duñ ko war a nangu du dëgg ak ñeneen borom xam-xam macha allah donc moo tax ma ne ay médecine ñoo am muy benn ba ci sax médecine conventionnelle bi ñëpp xam dañuy def hôpital mais dafa am ay spécialité wax naa ko sànq cancérologue diabétologue dermatologue gynécologue et cetera alors beneen bi aussi mooy médicaments yi am na solo baax na waaye maa ngi ñaan nit ñi suñuy dem ba di ko jëfandikoo nañu fexe ba dem gisi seen médecin traitant bul gis ne man de dama amee woon tension sëriñ mi gis naa ne amee na tension moom may ko sama garab déedéet loolu c'est dangereux parce que yow sa organisme xëy na médecin bi consulté na la ba xam ne médicament bi moom moo ci gën mu bindal la ko kon képp koo xam ne yaa ngi wut médicament demal nga xool un médecin traitant qualifié mu bindal la garab bi sooy jënd garab bi aussi bu ko jënd ci mbedd bi demal ci pharmacie bi du dëgg parce que ñoom ñooy les personnes qualifiées alors man nag personnellement du ma liggéey ak ay médicaments pourquoi parce que xam ngeen ne li ma wax nag nit ñi ñoo ma ko gën a xam médicament am na yoo xamante ni dafay am effet secondaire ngir daw effet secondaire nag moo tax man ma décidé di liggéey avec des produits bionaturels nga xamante ni du am benn effet secondaire bépp traitement bu may def moo tax ma ne nit ki del continuer di jël say médicaments di continuer di jël say rendez-vous ak sa médecin traitant ndax liñ ci jublu rek mooy s'il y a un bon suivi sa médecin ci boppam moom moo lay wax ne vraiment macha allah gis naa ne yaa ngi am amélioration donc médecin bi sax man moo may dimbali parce que damay faral di wax ne dans la vie loolu ñuy tuddee usurpation de fonction baaxul moo tax man plateau yu ma dem loolu laay njëkk a réglé usurpation de fonction ñaari mbir mooy tax nit ki di ko def maanaam ngay incarné loo xamante ni nekkoo ko maanaam nekk caporal di wër naan général nga wala nekkoo médecin di wax ne médecin nga loolu mooy incarné posture boo xamante ni nekkoo ko di wër ne docteur nga n'est-ce pas wala bokk nga maanaam di exercer le métier de médecin maanaam exercice métier médecin mooy lan jigéen yoo xam ne dafa am mbirum jafe-jafe ci mbirum jigéenam nga koy xool en tant que gynécologue loolu exercice su métier médecin la yoon da koy tere man duma ko def man jigéen bu amee infection perte blanche règle douloureuse kyste ovarienne myome fibrome day toog ne ma toog ne mu wax ma li ko dal ma wax ko li ko dal lan moo ko jox mais du ma yem ci wax ji dama ko koy wan mu teg ci bëtam xam ne nekk te lii moo may lor ma daal ko indil solution noonu laay doxalee donc ku xamante ni dafa amee diabète du ma seet sa suukar déedéet su ma ko defee rek maa ngi def exercice métier du médecin dama moo xool sa médecin mu xool sa suukar nga indi ma résultat yi
ma wax la ñu commencé traitement et cetera et cetera donc loolu moom mooy métier mooy li nga wax sànq beneen bi aussi mooy ne nit ñi xam ne lii di docteur ak lii di médecin dafa am différence mooy lan un docteur c'est un titre titre la boo xamante ni maanaam képp koo xamante ni am nga doctorat ci benn matière docteur en géographie docteur en histoire docteur en sociologie docteur en pharmacie docteur en médecine n'est-ce pas donc képp koo xamante ni rek am nga doctorat ci benn mbir loolu mooy yow docteur nga en tel médecin mooy koo xamante ni dafay exercer métier kon li ñu war a comprendre foofu mooy que ne képp koo xamante ni médecin nga forcément tu es un docteur waaye contraire bi c'est pas toujours le cas vous avez compris moo tax toujours may leer que ne je ne suis pas DM mais je suis DM un simple délégué médical donc sama xam-xam nag yàgg la ci mbirum santé ci feebar yu bëri macha allah et loolu itam c'est parce que ni ma la ko waxee rek produit bio moom la liggéey mais attention pas n'importe quel produit bio c'est-à-dire traitement yi may def yëpp li tax ma koy garantie am ci assurance mooy que ne dafa am certification ISO mooy lan mooy borom xam-xam yi ci àddina bi ñoom ñooy tëju xool produit bi gëstu ko saytu ko xool ndax produit bi est-ce que ça répond aux normes et protocole médical su dee ne gis nañ ne loolu la ñu daal koy def certification ISO moo tax traitement yi def yëpp yàlla dañ ci suturaal ñu ci am résultat yu taw fexe xaw ma nag tontu naa sa question. waaw li nga wax leer na leer na macha allah xam naa yaa ngi doon laal xam naa ñu ñëw ci question parce que mooy question yi mujj wala bokk na ci question yi mujj yi mooy docteur Diabaté macha allah sa kër nga nekk dafa mel ni te yaa ngi faj surtout feebar yi nga xamante ne moo gën a loolu askan wi comme ni ñu koy waxee ban collaboration nga am ak docteur yi ndax yaa ngi dëkk ñoom wala yow da ngaa toog sa kër rek di faj ak ñoom ndax bu fekkoon ne contacté woon na la tey ñëwoon na la yow kat macha allah gis na ne yaa ngi ci koñ te xëy na ñoom médecin moderne lañ koy wax mais daanaka yow li ngay fajee soriwul loolu parce que bii yi ngay fajee ñoom docteur yi comme ni nga ko waxee médecin yi ci bopp ñoom ñooy tëju gis na lii kat lu mën a faj la feebar sàngam ak feebar sàngam ñu confirmé ko loolu nga di ko faj est-ce que tamit jotul yow jotul tey nga dem ci hôpital yi wala docteur yi ci bopp seen bopp ñëw jël la boo defee teg la ci seen wet ci surtout ci hôpital yi ngay faj ndax wax dëgg jàpp naa ne tey xam-xam bi nga wax fii vraiment Sénégalais yi soxla nañ ko ndax pare bu la woon pare nga pour dem. jërëjëf Serigne maa ngi rafetlu bu baax a baax laaj bi xam nga maanaam man comme ni ma koy faral di waxee rek askan bi ñoom fi tax a jóg comme ni nga ko waxee fii laay recevoir sama kër wante te damay sax déplacé di dem ci nit ñi ku amee AVC par exemple nga bëgg ko traité ne ko na la fekk si kooku da nga koy sonal li gën a taw feexe mooy soo mënee déplacé nga def ko lu dëgg alors maintenant man nag samay bunt ubbil naa ko ñëpp pare naa pour collaborer ak ñëpp ndax li ma yitteel rek mooy fexe ba maanaam askan bi ñu xool nit ñi taxawoo du dëgg mbirum santé nag dafa nekk loo xamante ni dafa bëri ay protocole xam nga protocole sanitaire waa ko docteur avec la médecine conventionnelle médecine bi ñu xam xëy na bokkul ak man samay protocole muy protocole avec des produits bionaturels nga xamante ni c'est de la médecine moderne n'est-ce pas donc médecine quantique également nga xamante ni dafa bëri ay façon gis nga Serigne dafa am sax am na médecine yoo xamante ni yenn yi ci c'est par la couleur yenn yi c'est par la parole yenn yi en fait c'est par la lumière moo tax ma ne dafa bëri su yàlla dogalee nag nit ñi mooy les acteurs n'est-ce pas donc de la santé soit corps médical ou paramédical mais pare nañ pour collaborer ak ñëpp parce que li ñu tax a jóg suñu mbiru bopp d'ailleurs wax nga sànq lu am solo est-ce que pare nga pour dem liggéey ci hôpital yi ak demee nekk noonu ñun amuñu jot te nit ñi du ñuy soxla fu ne waxuma la fii ci Dakar waaye même ñi nekk ci région bi ñu jëflante ak ñoom même ñi nekk ci région yi même ñi nekk dans la sous-région même ñi nekk sur l'international donc amuñu jot waaye nag pare nañ pour suñu partenaires yi nga xamante ni ñu ngi liggéey ak ñoom képp koo xamante ni
maanaam autorité sanitaire na moo xam docteur moo xam médecin moo xam infirmier sage-femme n'est-ce pas gynécologue mais pare nañ pour mettre la en relation ak suñuy partenaire loolu da defe naa ne ku soxla du ko def ndax man li ma ci jublu du man sama jëfi bopp déedéet ñëw leen ñu ànd liggéey déedéet kaay leen ma boole la ak samay partenaire ngeen di sax liggéey yéen ñaar ndax li ma ci sama objectif sëriñ xam nga lan la na Sénégal yëpp am jàmm na Sénégal yëpp am wér africain yi de façon générale waa àdduna képp kuy nit loolu moo tax a jóg su ne nii waaye léegi nag loolu su leen fëree te xëy na ñi nekk ci Dakar rek mënoo leen satisfaire li ngay war a kon fexe mooy wut ñoo xamante ni xëy na seen xel ubbeeku na su ma nee ubbeeku mooy bul jàpp ne yow mi may déglu bul jàpp ne li nga jàng rek loolu mooy médecine loolu rek ay mën a faj soo jàppee noonu da ngay tëju il faut s'ouvrir il faut que nit ñi du faral di ubbeeku parce que damay faral di wax souvent tekkiwul ne da nga jàng ba am doctorat en médecine que ne mokkal nga wala xam na lépp lu jëm ci mbirum médecine ndax médecine dafa yaatu cheikh bi du dëgg moo tax encore une fois ku mu intéressé su ñëwee ñu toog waxtaan dinaa ko wax yoon bi muy jaar ba ñu mën ko boole suñu partenaire et que après moom sax duma soxla xëy na après yenn orientation yu ndaw rek lañu koy jox waaye moom dina mën a booleeg médecine bi muy def muy médecine bu am solo parce que itam damay faral di wax ni man sama image moo ma gën a lu ne lu ma mënul du ma ci sax jéem tey par exemple jigéen bu bëgg a def planning wala jigéen bu bëgg def planning bëgg ko dindi xaw ma nuñ koy defee du ma ko jéem ndax xaw ma ko du sama domaine tey nit ki mënoon ne da ngay nekk ci mbirum santé jàpp ne mën nga traité lépp déedéet faj lépp moom defe naa ne yàlla rek moo ko mën du dëgg loolu moom ñu koy teel a wax mu leer waaye nag lépp loo xamante ni en tout cas ñu koy jëflante ak nit ñi lu ñu wër lay doon fu leer lañ koy teg te it ci ay base yu leer lañ koy teg jërëjëf. ndax mënoon nga noo comme ci wàllu santé te comme si kër nga nekk ndax mënoon nga ñoo wax yow fan nga fekkee Dakar nga dëkkee fan nga dëkk ci Dakar ak ku la bëggoon a seet si tey fan lay jaar xam naa après nga téléphone bi ñu daan ko joxe daan ko bind tamit ci kaw écran bi incha allah. waaw en fait man maa ngi dëkkee Kër Mbaye Fall maa ngi dëkkee Kër Mbaye Fall Kër Mbaye Fall mu ngi nekk ci commune Mbao pour ñu ko xamul donc précisément quartier bi nga xamante ni moom mooy Touba Taïf nekk ci Kër Mbaye Fall extension donc fi laa nekk mais comme ni ma ko waxee damay recevoir par rendez-vous parce que souvent duñu faral di xat ndax nit ñi duñuy soxla fu ne te it damay faral di wax ne éthique et déontologie ci fépp la am rawatina ci mbirum santé maanaam tey jii en tant qu'agent de santé nga tibb bay waaj a xewul benn patient woo la ne la am na jafe-jafe sa éthique war la may nga yeggali ko dugoo wala naan damay nelaw wala damay bàyyi ba naan ataay et cetera donc du dëgg donc loolu dafa nekk loo xamante ni tamit duñ ciy bàyyi xel moo tax souvent ñuy recevoir nit ñi par rendez-vous et que lépp pour ñu gën a mën a organiser rek yëf yi la du dëgg te képp ku ñu jëflante incha allah rabbi nañ la jox quand même satisfaction incha allah. incha allah léegi Kër Mbaye Fall masalan tey wax nga fi nga nekk. mais ku nga xam ne xamul. jégoon ci régions yi day di ñëw. bu ñëwee fan lay wàcc. wala su nekkee dafa jógee biir Dakar. wala mu jógee biir Dakar daal di manière générale. bu ñëwee tamit fan lay wàcc précisément. waaw en fait ku ñëw Kër Mbaye Fall ci arrêt jumaa ji. waaw su ñëwee ba ci arrêt jumaa ji su dee dafa jógee Tëngéej ñëw. su wàccee ci arrêt jumaa ji day yéeg pont bi wàcc. am na benn télécaro bu dugg noonu télécaro bi. am na sax ay clando yu nekk noonu à côté donc fi clando yi di yam su ko jëlee rek fu mu laajtee kër jawaat ñëpp xam nañu alors su dee dafa jógee wetu Poste Thiaroye wetu Dakar ak yooyu Poste Thiaroye di ñëw su ñëwee ba Kër Mbaye Fall ci arrêt jumaa bi yéeg pont bi télécaro boobu rek lay jël donc jël clando yi fi mu yem rek donc voilà ñu daal di koy indi ci kër gi. beneen bi aussi par rapport ak li nga xamante ni moom mooy nit ñi nga xamante ni ñu ngi ci région yi. te xëy na bëggoon ñoo gis ñooñu ngir yombalal leen jaruñuy déplacé wu jaruñuy déplacé wu sauf que nag koo xamante ni xëy na bëgg na ñu gisante y a aucun problème voilà parce que itam nit ki mënoon na koy dimbal ma noppi li mu waroon na jëndee garab sax maanaam mu passé ko ñëw du dëgg
voilà su ko defee ñi nekk ci région yi nañ dalal seen xel ñi nekk ci bitim réew nañ dalal seen xel mën nañ toog fii jëflante ak ñoom parce que partenaires yi may liggéey ñu ngi fépp ci àddina bi multinational la su ko defee fii laay toog su ma la waxee sa jafe-jafe et tout daal lay jox adresse bi nga daal di wut li nga soxla du dëgg par contre am ñoo xamante ni xëy na du ñuy bëgg rek yabal seen mbokk wala daal après suñu wutee produit mun ko jël par GPS loolu aussi c'est possible mais ñi nga xamante ni daal ñu ngi ci région yi ba ci tey rek am na ku ma war a recevoir su ko defee ñooñu tamit day jaadu ñu gisante li ma leen doon wax ñu di ko dégg rek am ci man confiance ba ñuy jëflante suñu gisante ma wan leen yooyu ma leen doon wax fan lañ ko teg ñu gis jëmm ji xamante saafonte loolu dafay nekk lu am solo fi may terminer rek mooy ñu ngi ñaaxaat sama bopp di ñaax askan bi dina xamal ne mbas bi mu ngi fi xam naa ne comme ni nga ko sàkkoo sànq rek incha allah émission spéciale lay doon waaye nag ñuy wax mbokk yi nañu bàyyi xel digle yi nga xamante waa kër docteur ñu ngi koy joxe ci loolu tamit nga permettre ma féliciter encourager le corps médical et paramédical parce que am na ñoo xam ne xëy na duñu ay agent de santé ndeysaan waaye nekk ci maladie yi di leen toppatoo ñooñu ñu ngi leen di encourager macha allah ndax tamit jamono yi fi mu toll nii je pense que ñu ñëpp ñoo war a bokk ndey bokk baay jëlee fi mbas mi balaa mbas bi di ñu fi jëlee te loolu liñ koy mën a may mooy ñu jëflante respecter digle yi nga xamante ni waa kër docteur ñu koy digle muy les mesures barrières je pense que léegi ñëpp xam nañ ko. mais man fi may insisté ci point boobu mooy loolu ñuy tuddee suñu système immunitaire maanaam mooy soldat yi nekk ci suñu yaram te war ñoo dimbali war ñoo protéger ba benn attaque extérieure du ñu mën a fagagal système immunitaire su ngeen ko bëggee comprendre rôle bi police ak gendarmerie di jouer ci réew rôle boobu moom la suñu système immunitaire di jouer ci biir yaramu nit ki suñ ko renforcer rek yàlla mën nañu dimbali xam naa ne temps bi dafa xaw a gàtt suñu ñëwee te beneen émission dañ ko gën a yaatal incha allah rabbi ñu ngi am mbégte bu baax di nag nuyu suñu mbokk yi nga xam te ñoo nekk ci laayante biir ci l'islam n'est-ce pas ñu leen nuyu bu baax a baax ak mbokkoo ci yàlla ak it yeneen pal yi nga xamante ni maa ngi fi defee émission muy ñi nga xamante ni mooy talabul ilm ñi nga xamante ni aussi ñooy les amis de Marième Faye Sall parce que itam damay faral di wax ne man mbirum santé gi may def opposition pouvoir civil ñëpp lañ ci nekkal n'est-ce pas donc ñu leen nuyu bu baax moo xam département du Foundiougne moo xam donc les amis de Marième Faye Sall développement 1 moo xamit ñi nga xamante ni mooy fans club oriental FM ñi nga xamante ni aussi ñu ngi leen di defal émission ñi nga par exemple par mardi n'est-ce pas di suñuy mbokk yu baax macha allah donc ku lim rek xëy na doomatal waaye ñii ñoo nekkoon xëy na ci xel bi képp koo xamante ne xëy na tudduma sa groupe nag ma jéggal parce que du lundi au dimanche di fay am ay panel yu am solo waaye nag di nuyu itam ñi nga xamante ni ñooy siratul nabawiya nga xamante ni suñu mbokk leen ak it ñi nga xamante ñooy waa ansaaru diin macha allah donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp leen wax ne daal seen agent de santé Aboubacar Diabaté askan bee moo ko fi tax a jóg askan bee ñu fi nekkal donc ñun ñoo fi nekkal askan bi di leen sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen incha allah. waaw macha allah xam naa ñu joxe numéro téléphone bi 77 312 03 31 77 mooy numéro Cheikh Aboubacar Diabaté 312 03 32 incha allah. jox xam naa dañ ñëwaate yéen ci yeneen jotaay parce que bu fekkee ne moom jotam dañ ko may dañ fi ñëwaat yeneen yoon ndax li ñuy def am solo te jàpp naa ne comme ni mu ko junjee léegi feebar yi tey nit ñi war a xam ba mën ko moytu d'abord bari na tudd na jabet tudd na feebar ñu bari dañu koy jàmbat léegi ñu bari ñu di ci bàyyi xel muy wàllu subhanallah asthme déedéet sax feebar bi jàpp yax yi laa bëgg a wax wàllu AVC déedéet sax mbirum arthrose bi jàpp tànk yi di yéeg rek mooy feebar bi wër nerf sciatique dafa dafa bari léegi wallaay ndeysaan surtout jigéen ñi daf leen a sonal dëgg la macha allah dafa bari léegi daal loolu
feebar boobu xam naa prochaine émission yi ci la ñuy ñëw. incha allah parce que feebar bu bari léegi ñu nga waxal noonu lan moo koy indi. incha allah ak ki ne ci yan manifestation la yàgg ci moom. ak nan la ko nit koy moytu am bu fekkee daf koy traité. yooyu yëpp incha allah. incha allah wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.